La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. maa ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission e-transport yoonu jàmm comme semaine bu jot dañuy ñëw waxtaanee lépp lu soxal dem bi ak dikk bi fii ci Sénégal tey jii nag ñu ngi waxtaanee lépp li nga xamante ne dafay laale ci prévention routière ñuy ci dalal Pape Seck bu Fadilou prévention di ci ànd ak Ibrahima Ndongo comme semaine bu jot nuyu naa la Ibrahima. maa ngi lay fay Monique di nuyu suñu auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñuy suivre ci eMédia.sn. Pape Seck ñu ngi lay dalal ci e-transport. jërëjëf Ousama ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax di la jaajëfal aussi ci taxawaay bi ndax mën nañoo wax ne jigéen bu man góor nga ndax animatrice ci secteur transport dafa mel ni maa ngi koy doog a dégg. xëy na sama xam-xam moo bëriwul nekk secteur bu xaw a doy waar. di nuyu aussi suñu tonton Ibrahima Ndongo di ko jaajëfal ndax moom waxuma la nekk bi mu nekk suñu tonton waaye suñu professeur la daf ñuy jàngal lu bari ci li nga xam ne mooy prévention routière ak li nga xam ne jëm na ci wàllu oto. xanaa ngeen may ma rek ma nuyu secteur transport yëpp di ko jox président IDECA bi nga xam ne mooy président regroupement national. bu ko defee mu joxal ñu ko honorable député Alassane Ndoye mu nekk nuyu secteur transport yëpp di nuyu itam aussi waa groupe Money Trans ak ñi nga xam ne jiite naa leen yëpp ci conseil national des conducteurs du Sénégal ak prévention routière bi mu Fadilou bi jox leen nuyoo bu ak ziar bi. fi may terminer rek mooy ci sama sëriñ xëy na foofu sax laa waroon njëkkee sama ñaaru sëriñ Moustapha bu Sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Bass bu Sëriñ Abdou Khadir bi nga xam ne daf ñuy taxaw bu baax ci prévention routière. nuyu aussi monsieur le maire bu Touba di Serigne Abdoul Ahad Ka. am na solo nuyoo bi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek dañuy mastawu ñi nga xamante ne seen ay njaboot wala seen ay doom ñoo loru ci bés yi ñu génn accident yi nga xam ne jot na fi am ci route Richard Toll bi nga xam ne ñetti nit génn nañ ci àddina foofu aussi ci Ziguinchor ci yoonu Oussouye Ziguinchor bi lu toll ci juróom benn nit génn nañ ci àddina ñuy muy wane ni rek ba tey accident yi ñu ngi am lu ko waral lu tax ba ñuy wax ba tey ak prévention yu ñu jël accident yi di gën di metti ay nit di ci loru auditeurs yi ci waxtaan bi lañu bokk mën nañu woo ci 88 628 38 38 Pape Seck dañuy ñëw ci question bi mooy nga présenter sa organisation nag maa ngi naan Fadilou prévention nga bokk Fadilou prévention mën nañu xam lan lay def ci wàllu dem beeg dikk bi. jërëjëf Ousama mën na ma présenter rek ci ñetti kuréel yoo xam ne yàlla dogal na maa nekk ci bopp bi. benn bi mooy conseil national des conducteurs du Sénégal lëkkale ay kilifa yu baree bari ci transport bu ma ci tuddee Alassane Ndoye ak Diallo ñaar rek dafay doy sëkk. di ñëw tamit ci fédération bi nga xam ne moo lëkkalee fanweeru gaaras ak ñaar ci Touba gaarasu taxi maay itam président bi. di ñëw nag ci Fadilou prévention routière bi nga xam ne moo tax tey ma ñëw fii. donc Fadilou prévention routière Sénégal dafa nekk benn kuréel boo xam ne li ko tax a jóg mooy prévention routière. li nga xam ne nag moo ñu gën a soxal ci prévention routière ñun mooy di former maanaam di jàngal nit ñi ak di def tam li nga xam ne mooy formation de renforcement de capacité mooy ginnaaw bu chauffeur bi amee permis de conduire ba pare. ñu koy dabaatal ak ay formation yoo xam ne ñu ngi ciy sant yàlla ndax dafa jafe ci Sénégal xam naa sama tonton dina ko dëggal muy formation bi jëm ci chauffeur bi xam lan mooy code de la route ndax ñu bëri bu ñu nee code de la route dañu koy jàppee signalisation yi te loolu code rousseau de la route la mais code de la route nag dafa jël signalisation yi jëlaale itam li nga xam ne mooy tax chauffeur bi bu defee maanaam bu wàccee yoon ñu teg ko ci yoon. muy la loi numéro 2002-30 du 24 décembre 2002 décret numéro 2004-13 du 19 janvier 2004 muy loi boo xam tam bi muy ñëw dafa am bu mu fi fekkoon muy la loi numéro 103-31 du 6 mars 1962 bi accident bu métti amee ci 2002 ci la ñu sopparñi loi bi indi loi numéro 2002 bi yokkaat daan yi moo tax toujours bu ñuy wax daan damay wax ne est-ce que ñun xam nañ fan lañu war a dem pour saafara accident yi ndax 2002 bi accident bu métti amee dañu indi ay daan yu métti taral ko te ba tey amul dara loo xam ne def na ko ñun nag loi boobu ci la ñuy gën a concentré wu di ko jàngal chauffeur yi ndax am na fanweeri cas ak benn yoo xam ne
lu ci conducteur bi def dafay tax permis dem commission. lu ci mel ni ñu lay doubler nga yokk sa vitesse dajeek oto di ko góose doubler oto couper ko yokk sa vitesse foo xam ne waroo ko fa yokk taxaw foo xam ne sa visibilité bi day wàññeeku ci ñi nga seexal tali bi comme lu mel ni virage ay sommet d'une côte descente nga xam ne moo indoon accident bu metti bi woon ci màggal gi boo ko doon lim mën na fanweeri cas ak benn apprenti sur marchepied ci la bokk sur nombre ci la bokk sur charge ci la bokk jaar ci yoon boo xam ne dañ la ko tere ci la bokk ñun fanweeri cas ak benn yooyu dañ ci concentré wu topp ba fi mu toll mën naa ne lu mu néew jàngal nañ ko junniy chauffeur bu ñu demee tam ci wàllu vitesse bi boo demee ba tey ci code de la route bi dafa am lu ñuy wax article 01 02 03 04 05 nga xam ne ci la ñu tënk lépp lu jëm ci wàllu vitesse bu dee article 01 dafa wax ne bépp oto boo xam ne dafay def transport public des voyageurs 5 places ba 14 muy taxi jaune noir 7 places ak 14 places bi waruñu daw lu ëpp 90 kilomètres à l'heure ci bépp route à double sens mooy yoon bu am tase. article 02 ba tey oto yi nga xam ne dañuy def transport privé des personnes 5 places 7 places 14 places ba tey mu ne bu ñu daw lu ëpp 90 kilomètres à l'heure xam nga ne loolu y a problème parce que gars yi respecté wuñ ko. boo demee ci 03 bi foofu moom fa la yëf yi gën a grave ndax dañ ne 15 places de plus transport privé ou public muy njaga njaay bi minicar 15 places bi bis bi 70 kilomètres à l'heure moom la war a daw maximum ci bépp route à double sens bu fekkee nag oto la boo xam ne dafa lonk moroomu otoom muy article 04 85. kon yow da ngeen gis ni loolu yëpp kenn respecté wu ko moo tax ngeen def seen association bi wala. non am na ñu ko respecté am na ñu ko respecté parce que mbir boo ko xamul doo ko respecté. loi bi 2002 lañ ko voté Oussama wax ma fan la ñuy jàngalee code de la route ci Sénégal. wala nga ne ma diw mooy jàngale code de la route man dama gëm ne man rek maa ko fiy jàngale. ci auto école yi dañoo. non censé jàngale code de la code la ñuy commencé sax balaa ñu lay jàngal conduite normalement. Oussama auto école li ñuy jàngale mooy les signalisations verticales et horizontales. jàngaluñu code. man de gisaguma benn auto école xëy na bu émission bi commencé. dina am ku dugg moniteur ne man de sama auto école danaa fay jàngale code de la route. waaw la loi numéro 2002-30. man de gisaguma xaaral ma terminé ci article 05 pour que ñiy déglu mën ci amaale xam-xam. article 05 aussi dafa ne transport de marchandises yi 10 tonnes ba 15 tonnes 85. bu ko defee ne bu fekkee ne 16 tonnes jëm kaw 75 kilomètres à l'heure mooy seen limitation de vitesse. donc loolu ay luñ tënk la mu nekk ci biir loi bi chauffeur yi dañ koo war a xam war a xàmmee délit ak infraction délit ak infraction bokkul. infraction mooy li ngay def ñu de la fayloo mais délit mooy li nga xam ne boo ko defee kaso mën na la ci fekk yooyu dañ ko war a xàmmee chauffeur bi tam war na xam man bu ma defee infraction ba ñëw ci agent bi lan la war a def xam nga dafa am loo xam ne délit la te dama gis ne ma bëri ma bëgg ñu taxaw ci mooy lampe yu bëri yi oto yi di monter boo demee ci loi bi daf ko tere dafa ne oto bi décoration yi waaw tere naa la nga soppi maanaam melokaanu lampe yi bu fekkee ne def nga ko li la ci mën a fekk bokk na ci ñu daan la juróom benn weeri kaso ak nga fay amende 20 000 wala ñaari ati kaso nga fay amende 500 000 loolu chauffeur bi war nañ ko xam chauffeur yi xamuñu ko moo tax ñu koy def moo tax bu may toujours daan damay bañ xam nit ki bu xamul da ngay fexe koo xamal ba mu xam su xamee nag ba pare nag ne lii la xam naa ko waaye du ma ko jëfe bu boobaa nga doog indi daan teg ci koom bu lu ci mel ni tey chauffeur boo xam ne dafa am pneu usé ñëw ci agent bi pour moom dafa war a fay contravention rek jam des fois sa nga dee ku ne dañ lay attesté nga ne non doo ma attesté carte grise ngay attesté mais oto bi du nit ki la ko jox nekku fa yow miy jox oto bi yaay responsabilité oto bi chauffeur bi tam war naa ràññee li nga xam ne bu ko defee moom lañ ciy teg daan ak li nga xam ne bu ko defee oto bi la ñuy teg daan par exemple carte grise ba lañuy attesté léegi pneu secours li ci yoon wax tey bu fekkoon ne agents yi nga xam ne ñooy nekk ci yoon yi ni ngi ci topp chauffeur dana métti donc maa ngi leen di remercier ñoom tam di ñaan ñu yokk seen yërmande parce que Oussama boo dawalee sa oto ba ñëw ci agent bi mu gis ne pneu bi dafa usé mais daf la ko dafa am na droit démonter loolu ko nga dindi ko def secours soo paree mu ne la déedéet paree goo de demal nga jënd beneen roue bu baax nga monter ko ci roue de secours bi nga doog a continuer sa voyage. d'accord donc Pape Seck yaa ngi soulever ay infraction wala lu ñuy gis ci tali bi lu bëri dineen ñëw ci yéen yan solution ngeen di préconiser pour que yenn doxali ñi dañ ci tali bi Ibrahima Ndongo constat wu Pape Seck bi nee na la plupart auto école yi jàngale wuñu
kon auto-école yi lan la ñuy jàngale. enfin auto-école yi li ñuy jàngale je crois que nga woo leen laaj leen ko moo gën quoi mu xam parce que moo am na fu mu ko teg. dégg nga mais man li nga xamante moom laa xam moo di ni sur le principe dafa am ñaari niveau de formation mooy la formation théorique générale TG dégg nga ak dégg nga la formation pratique ñaar yooyu la formation pratique bi nag mooy bi nga xamante ni mooy le moniteur d'auto-école bi dafa war a jël élève bi ànd ak moom ci biir circulation bi. je crois que boo gisee mu wax ci code dafa am fu muy waxee moom jàngalewuñu code ci fu mu koy waxee mooy ci les règles de circulation. parce que du fekkente ne auto-école du la yóbbu ci autoroute jàngale naka la ñuy dawalee ci autoroute. du la dawal ci buy taw du la wax naka la ñuy dawee ci taw. bu la wax brouillard du ànd ak yow ci brouillard nga dawal ci brouillard dégg nga du la won du ànd ak yow won la naka la ñuy dépasser ak naka la ñuy dellusee ak naka la ñuy taxawee ak ba naka ngay position ci biir je crois que foofu lay waxee quoi mooy. kon finalement yaa ngi tontu ci question bi. finalement j'y viens ci sama compréhension. ci sama compréhension lay wax. ni moom li ma xalaat ni loolu la bëgg a wax mooy ni loolu la ñu jàngal mooy la formation pratique bi moo poussé wul trop ndax exactement dem na ba ci bu ñuy passé permis mais créneau ngay def. te bu njëkk dafa amoon créneau am demi-tour sur la route am circulation. dégg nga yëpp dafa amoon bon léegi nag le fait que nit ñi dégg nga ci créneau rek la ñuy defee mais est-ce que créneau doy na pour nit def ko pour ñu mën na dawal oto je ne pense pas mais li leer sa leer moom ni effectivement ci formation bi moom am na ay yoo xamante ni war nañ ko ci dolliwaat pour mu gën a baax. d'accord Pape Seck si seen organisation bi laa bëgg ñu ñëw lan mooy seen objectif parce que gis nañ fii ñuy def prévention comme nouvelle prévention. ñoom dañuy yëngu bu baax ci prévention routière bi di wax ni ci yan doxalin la ñu war a am ci tali bi yan la ñu war a maytu yéen lan mooy seen wàll ci domaine boobu nag même chose ngeen di def ak ñoom ak ban représentation ngeen am ci Sénégal. jërëjëf Ousama ñun nag ñoo ngi partout au Sénégal. am nañ ay représentants fépp donc sax sunu vice-président bi mi ngi dëkk Kell Gueye ci Louga. ñu koy wax Serigne Cheikh Ndiaye. mais yow yaa ngi Touba. waaw mais man maa ngi Touba kon ñu ngi dëkk yu bari daal ci Sénégal kon national la ñoom nag li ñuy def ak ñun li ñuy def bokkul de wute na trop parce que ñun fi ñu toll nii rek xëy na comme que àdduna dafa dox WhatsApp bi tam chauffeur yi bàyyi nañ ko xel ñoo ngi ñaari groupe bi WhatsApp yoo xam ne pour jàngal chauffeur yi code de la route kese la ay chauffeur ñoo fa nekk en tout cas ay chauffeur laa li ma tudd ay conducteurs laay wax parce que ay commerçant ña nga fa ay sëriñ ña nga fa. ay chauffeur professionnel ña nga fa ñëpp nga fa kon ñun bokkuñu ak nouvelle prévention. seen cible yi bokkul daal yéen ñi ngeen di ciblé mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci oto yi mooy chauffeur yee transporteur yéen seen sensibilisation ci ñooñu la. noonu ñëpp. noonu dégg même citoyen bi sax ci biir. ay sëriñ ña nga fa ay autorité ña nga fa ay journalistes ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir cadre boobu njàngale boobu. ñun ñëpp la ñuy jàngal te am prévention routière ñu utaluñ ko at ba at wala weer ba weer déedéet parce que prévention routière li tax mu war a liggéey mi ngi fi mooy accident yi kon waruñoo toog at ba at di def prévention routière ñun tous les jours 24 heures sur 24 ñoo ngi def li nga xam ne mooy prévention routière kon ñun bokkuñu beneen bi ki topp tam ñun comme seen slogan bi ñun mooy suñu slogan yoonu jàmm. parce que sëñ Abdou Lahad maa ngi koy ñaanal mooy sama sëriñ foofu laa yaroo daf doon wax ni nit lu mu bëggul bu mu koy gàngaa kon yéen slogan bu am solo ngeen yor yoonu jàmm mais accident yi ëpp na accident yi doy na yooyu yu baax la mais yoonu jàmm mooy li nga xam ne moo gën a nekk maanaam lu tegu muy loo xam ne mooy sunu mébét kon li ma lay wax foofu rek Ousmane mooy ñun moom ñi nga xam ne noonu la prévention routière di doxe baax na trop muy Matar Faye maa ngi koy nuyu parce que jaar naa ci moom am na lu ma jàng ci moom Awa Sarr aussi mi ngi def lu am solo bu laser mais bokkuñu ndax booy xool ñoom li ci ëpp seen activité biir Dakar la ba tey tamit at ba at lañ koy def. mais su semaine prévention jotee dañuy décentraliser dañuy ñëw ci biir réew mi. waaw mais ba tey dañoo wuute. man dañ Touba. waaw nga nekkoon. ba tey dañoo wuute ndax man chauffeur laa dama lang nekk chauffeur ba doon jiite ay chauffeur ñun dañoo nekk ci biir xolu ñi nga xam ne ñii ñoom la ñu war a séq li nga xam ne mooy prévention routière wuute nañ trop li ñuy def te mën naa wax fii seen antenne ñun li ñuy def mu ëpp efficacité li keneen di def ci prévention routière loolu xëy na bu auditeurs yi duggee mën nañ ko dëggal même ñoom duñ ma weddi muy Matar Faye bi nga xam ne mooy
directeur nouvelle prévention routière Sénégal. d'accord donc auditeurs yi ak ñu ñuy déglu mën nañu dugg ci 88 628 38 38 waa basi. sunu kilifa gi dina ma mën a seere muy sëñ Ibrahima Ndongo tout le temps dama ma koy woo mu di ma jox ay xalaat di ma jox ay xam-xam ci loo xam ne moom dañ koy jëlewaat ci moom muy duggaat ci fi ne moom xam-xamam ak xalaatam mi ngi duggaat bu baax ci biir chauffeur si. te pourtant kenn xamul lu mu benn structure la yore xamuñu lu ko compagnie assurance defal wala lu ko état defal wala lu ko kenn defal kon ñun nii liggéey daal seulement. wute na trop ak ñeneen ñi di wut. di liggéey d'accord am na ku nekk si ligne bi allo maaleykum salaam. soxna si na nga def. ñoo ngi fi rek. allo. ñu ngi lay dégg sëñ bi. yaa ngi si route bi kooku dina ñëwaat sûrement allo. allo. oui allo. asalaamaaleykum Osama. waaw naam. man a tonton Falilou Fall maa ngi jam ñaajo. tonton Falilou Fall dalal ak jàmm ci e-transport. waaw kay. ñu lay déglu. léegi dama pour affaire accident yi laa bëggoon intervenir tuuti. waaw. ndax dégg naa nga cité. ñetti causes majeures qui provoquent des accidents. ban ak ban. waaw defe naa ignorance nga wax. indiscipline ak excès de vitesse. waaw loolu. c'est la résultante du comportement généralisé ba nga xam ni on peut constater ça même dans la vie courante de tous les Sénégalais. Actuellement nii ku nekk lu la neex ngay def lu la neex ngay dawale lu la neex ngay charger léegi nag foofu la ñu war a mettre l'accent essayer de discipliner les Sénégalais par des sanctions très 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 sévères. léegi maa ngi lay jox benn exemple est-ce que mës nga gis benn labbe bu jigéen wala labbe bu góor bu ñu taxawal di ko constater accident. xam nga loolu amul. pour la te ñoom dañuy dawal. c'est parce que ñooñu dañuy respecter code de la route dañuy discipliner dans la conduite. respecter la personne humaine. moo tax ñoom du ñu accidenté mukk yàkkamti wuñu man mii di wax ak yow 1963 laa am permis dans l'armée. J'ai fait 45 jours de stage au 10e Riaom de Thiès. J'ai formé 38 contingents de chauffeurs, ay militaires, ay douaniers, ay policiers, des gendarmes, etc. 63 ba léegi je touche du doigt musuma taxaw constat. xam nga accident lan moo koy provoqué. excès de vitesse ak surcharge. te loolu la Sénégalais yi di def. dañuy topp neexaayu accélérateur yi di accélérer. j'ai envoyé 2 lettres à iRadio. benn bi dama ko yónnee poste Bargny nu mu tuddati recommandé. adressé ko à un journaliste très célèbre à iRadio. lettre boobu dama yóbbu benn photographe mu photographier ma les causes ay surcharge volontaire délibérée pour le gain de l'argent seulement au niveau de Diamniadio te chaque jour ça se produit entre 17h et 19h. su ma ko xoolee sama xol day tàng ma xam ni ñii ay cercueil roulant lañu parce que dañuy charger Dakar ñëw Diamniadio pour di surcharger bis yi ak minibus yi ma photographier loolu bind lettre boo nga xam ni bu ma doon bind lettre Macky Sall sax lettre bi ma yónnee iRadio moo ko gën a rafet. on m'a pas répondu ma defaraat beneen dawal sama moto ñëw ba iRadio jox ko concierge boobu ci suuf. adressé ko journaliste le même journaliste. ba léegi tontuwuma waxuma dara. dineen xool léegi dinaa dellu ci waat iRadio bu fekkee ni la demoiselle la joxewul lettre bi. waaw moom danaa ko porter plainte. journaliste bi bu fekkee ni jot na lettre bi ba pare te bañ ma tontu. dinaa yóbbu lettre bi fale observateur. s'il faut payer 100 000 francs pour lettre bi génn. danaa ko fay. parce que mënuma gis les causes de l'accident damay gis les causes de l'accident di am fii
oto yëpp pour ñuy accidenté ci yoon wi Diamniadio la ñuy provoqué loolu fii la ñuy ñëw di surcharger ay bagages di dem à l'intérieur du pays di def ay accident donc la source se trouve ici à Diamniadio. Diamniadio. waaw dañ ci taxaw 19h loolu nga wax. waaw 17h 19h suñu fi ñëwee nañ ma contacter ma yóbbu leen foofu. ñuy gis ñu surcharger oto yi. oto bu chargé Dakar ba fees passager ak bagage nga ñëw Diamniadio ñu defal le triple de ce que tu avais chargé oto bi buy daw day tàngee di balancer. Chaque jour ça se passe. D'accord. C'est ici à Diamniadio où se trouve la source. Fii la ñu war a éradiquer ici à Diamniadio excès de vitesse moo am man 63 ba léegi maa ngi construire musuma constaté surcharge excès de vitesse malveillance ku nekk di def lu leen neex di se comporte comme tu veux ba pare ñuy jaaxle pourquoi accident di am mais accident foog mu am. D'accord. am na solo tonton Falilou Fall intervention bi li ma ci gën a neex mooy depuis 63 il a son permis mais musul def infraction wala musul taxaw ñu koy defal constat. ça veut dire que njàng bi la tamit daf ci jouer benn rôle plutôt. ni nga ni la jàngalee conduite. waaw. man sama bopp moniteur laa woon dans l'armée j'ai formé 38 contingents. 38 contingents de chauffeurs man maa leen jàngal ba ñuy dawal ñu ngi fii xam nañ ma. donc su ma gisee lu metti sama xol ma gis la source des accidents ici à Diamniadio ma dem woo photographe ni ko photographier lii yëpp comme preuve yónnee ko 2 fois ay rajo et il n'y a aucune réaction pour lan. waaye maa ni excuse-moi sëñ bi man Ibrahima Ndongo maay intervenir tous ci li nga wax. d'abord maa ngi lay jégalu bu baax a baax ci effort yooyu nga def te amul retour. maa ngi jégalu vraiment parce que xam naa ni ñi ma xam fii ci nekk fi ay kilifa xëy na liggéey bu bari wala agsiwul wala ainsi mais bu lettre boobu nga wax boo ko bindaatee boo ko indee fii def ci e-transport ñun daañu ko jot. na nga ci def e-transport donc comme ça waa e-transport daañu jot que nañ ko exploiter daañu waxtaan. Très belle intervention il a raccroché sûrement dinañ jéem a entrer en contact ak moom dafa am keneen ku duggaat ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. ñu ngi fi rek. dama bëggoon a participer ci émission bi Pape Seck def. waaw ñu ngi lay déglu. man la Mamadou Ndongo. Mamadou ñoo ngi lay ziar. bokk ci groupe bu chauffeur ADC. jërëjëf. ànd doole chauffeur. jërëjëf. ñu ngi nuyu suñu kii bopp président. jërëjëf. di ko sant bu baax a baax ci taxawaayam. jërëjëf. di ko ñaanal yàlla. jërëjëf. di wax ni bu amoon fukk yu mel ni moom ci réew mi rek. kon yaakaar naa ni chauffeur moom dootuñu defati benn erreur kàttan suñu borom. bu ñu ko déggaloon rek moom rek bu ñu ko déggaloon rek kon suñu borom dina def yëpp mais ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. di la ñaanal yàlla yokk sa taxawaay. fi ma nekk nag dama mënul diglu rajo bi. ma ne xaar ma woote rek joxe sama kii sama ay ñaan. wax ni maa ngi kontaan ci émission bi baax a baax. jërëjëf. merci beaucoup. jërëjëf ci woote bi Pape Seck dañuy continuer waxtaan bi. mais par rapport ak seen ay action yaa ngi doon wax ni dafa am différence bu baax. ak nouvelle prévention lu ñuy def. yéen mën nañ xam yan action yu concrète ngeen di def ci wàllum prévention naka ngeen di waxtaanee ak nit ñi wala ñuy yëngu ci dem beeg dikk bi pour di leen ñaax ci comportement yi ñu war a am ci tali bi ak yi nga xam ne waruñu ko def. jërëjëf yaakaar naa gis nga ki woote léegi moo ngi bokk ci benn groupe chauffeur bu ñuy wax ADC ñoo nekk ci entreprise bi nga xam ne ñoom ñooy liggéey poto tabax yi poto courant yi. ñoom ñoo koy transporter. donc dañoo am benn groupe dañ may jël ay des fois ñu jël ma def ak ñoom 1 heure de temps 2 heures 3 heures de temps ñu waxtaan ñu may poser ay questions ma leen di tontu ak di leen ñaax aussi ci li nga xam ne nii mooy code de la route bi donc loolu bokk na ci li nga xam ne ñoo ngi koy def ay groupes yu bari. en même temps fi mu toll nii am na benn groupe bu ñuy wax Monétrans tous les dimanches ay 200 et quelques personnes ñoo fa nekk dañuy waxtaan ci code de la route toute la journée. bëri na am na benn regroupement boo xam ne moo regroupé chauffeur kii yi nu mu tuddati chauffeur frigo yi
même la même chose. waaw ak horaire yi. bëri na daal ay groupement chauffeurs yoo xam ne ña fa nekk yaakaar naa am du ñàkk ñeneen ñu duggaat dinañ gis ne ñun ci wàllu prévention routière bi ñuy def vraiment mi ngi am njëriñ ci ñi nga xam ne ñooy chauffeurs yi ndax li ma la waxoon léegi nit ki dañu war a fexe ba mu xam am na loo xam ne am na ba pare bu ndox tuuroo dañuy wax an baax mais rootiwaat mooy formation ndax Oussama ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal fii ñu ci bari ni nga xam ne noonu lañ jotee seen permis de conduire yi am na problème. kilifa gi wax na ko léegi. bu fekkee ne yow doo def circulation ñu xam ndax mën nga changer vitesse duñ la jàngal li nga xam ne tam mooy les 6 priorités à droite fàtte naa ko code de la route bu Sénégal am na juróom-benn priorité à droite mais damay gis fii même Dakar sax bi ñuy wax ne ñoo gën a xam code de la route des fois duñ ko respecté parce que carrefour avec feu orange priorité à droite la te pourtant fii Dakar damay gis gars yi duñ koy respecté donc ñun loolu mooy li njëkk ci liñ gën a fonk mooy fexe ba nit ki xam fexe itam ba jege ko bañ ko seexlu ndax nit ki bu fekkee ne jege nga ko di naanandoo moom café naanandoo moom attaaye bu añ ñëwee ngeen bokk ko maanaam doo ko wan ne ko man si ca maa la tiim woyofal sa bopp loolu dina tax mu ñemele beneen bi waaw dinañ jël kii ba pare si ligne bi xaali kilifa gu mag ci toit salaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñu ngi lay fay di kontaan ci émission bi jërëjëf suñu xaalis di nuyu rajo bi yëpp vraiment E-Media seen contribution am na solo ci askan bi nuyoo bi ne maa ngi ciy jiital Ibrahima Ndongo sama mag di ko nuyu bu baax di ko ziar di ko wàcc waayam di ci teg Pape Seck président conseil national des conducteurs du Sénégal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la wàcc sa wàccuwaay di wëlbatiku vraiment di joxe samay xalaat ci doxalinu biir réew mi ci ñi nga xamante ni bi tey ji réew mi war nañ leen a xam ni ñu leen war a xamee mooy bokk na ci Pape Seck moomu nekk koo xam li muy liggéey ci wàllu prévention routière ak li muy liggéey ci wàllu renforcement de capacité conducteur li mu ci nekkee wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ne bi maanaam tey état daf ko war a dimbali sa xaw ko jàppale ci ay moyens pour mu gën a mën a liggéeyal maanaam askanu conducteurs yi ndax li muy def ci grand Ibrahima laay wax sama mag Pape Seck moom ngay gis yàlla xam na ak yonent bi li muy liggéey ci biir prévention ci ak wàllu code de la route bi bu ñu amoon tuuti moyen rek ba mën ko partager ci 14 régions yi kon ñun ñëpp ñu ngi ci 14 régions yi parce que 14 régions yi foo dem fekk fa conseil national des comptes du Sénégal membre am ma nga fa ci 14 régions yi yëpp ci gaaru ceer ci partout ci gros portaux yi vraiment daal li nga xamante ne maanaam moom lay développé su ma sañoon mu bari ay déplacement yi boo ko dee def nag moyen koy def waaye nag wax dëgg yàlla defe na ay moyen mais xam naan xam-xam bi mu amee di ko développé ñun ay niti oto lañu ni mu amee la njëriñ état amee la ko njëriñ maanaam conducteurs yi ak wàllum circulation bu ñu ko xamoon rek dinañ ko jéem a faire lancer pour mu gën a mën a am moyen pour mën ko gën a tasaare ci biir réew mi ndax vraiment xam-xamam mi ngi jëriñ partout Sénégal wax dëgg ci wàllu conducteurs yi. li daal moo amoon pour lu ma ci dolli ginnaaw ma nuyoo suma mag Ibrahima Ndong mooy di ko ra nu koy seetaan vraiment muy développé lu am solo. parce que ku ko xool li nga déglu ko di nga xam ne kii li muy développé lu mu pratiqué la moom Ibrahima Ndongo di ko ñaanal yàlla moom yàlla guddal fanam ndax suñu xalifa la suñu taawu baay la suñu mag la suñu lépp la suñu xarit la macha allah saa su ñu ngi koy suivre mais en tout cas conseil national des comptes bi président Pape Seck jiite moom jar naa découvrir te jar naa yaatal te jar naa jàppale man nag membre laa ca maa nekk premier vice président ba en même temps nekkaat en même temps délégué syndicat Sénétrans ba Pape Diallo Niang man maa nekk délégué syndicat Sénétrans bu Pape Diallo Niang en même temps nekkaat coordinateur Colidor Dakar Nouakchott Bazin à Rosso di kontaan bu baax a baax di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal Pape donc biir mango yàlla na yàlla ma celloo jàmm merci kontaan nañ merci beaucoup Xaali Xumba ci intervention bi waaw moom jël auditeur bi pare si Xaali moom day kenn ci ñoom allo oui allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si naa def ñu ngi fi rek waaw ana suñ Pape Seck Alassane Bey taximan suñ Pape Seck maa lay ziare na nga def
parce que kontaan na lool ci émission bi. yéen a ngi koy déglu yéen taximan yi Touba yi kon. bilaay ñu waa Touba ñëpp waa ancien garage fi ne nii. Touba Darou Manane ancien garage. ñëpp a ngi toog pour teewlu émission bi. na ngeen ko saxal nag tous les ndax Pape sa émission dafa am solo. jërëjëf. ndax Pape maanaam man lu ma xam rek ci maanaam code de la route man naa la man yaa ma ko xamal. ndax maanaam yor nga ay groupe yoo xam ci ne ay groupe jàngu du wees la. ba ma dem ba man mii xam sama bopp la sax damaa créé groupe boo xam ne groupe jàngu du wees la numéro 4 la wax. li nga xam nga koy xam. di ñu jàngale yeneen i sëfoor ak yeneen i ñoo xam ci ne du ñuy sëfoor sax. ah c'est bien. ba man daal maa ngi am kontaan loo di la ñaanal yow na moom ku jar a xam nga yow moom ku jar a jàppale maanaam li ngay dimbale sëfoor yi buñ ko doon def yaakaar na accident yi bari dina fi jógee. jërëjëf. am ak concours yi xam ci ne da nga koy defal sëfoor yi. di leen jox ay neexal yoo xam ci ne sa poche day jógee. loolu nit maanaam nguur gi war na laa gestu bu baax a baax. formation yi nga xam ne moom nga ñuy defal. man de Alassane Bey dama lay ñaanal yàlla na la Serigne Abdoulaye jàppale sa sëriñ. am naa kontaan lool. di siyaare ñëpp nag bàyyiwuma kenn di siyaare waa groupe jàngu du wees ak waa Fatilu Formation routière du Sénégal maa ngi leen siyaare yi ñëpp di leen déggee. te xam ne sëñ Pape Seck sa taxawaay rafet na lool. barki Serigne Touba yàlla na la yàlla jàppale. am nañ kontaan lool ñun waa taximan Touba Darou Manane ancien garage jërë ngeen di. merci beaucoup taximan boobu di woote depuis Touba ñu ngi nuyu waa Touba yëpp taximan yeeg même ñuy dawal wëtiir sax ñu ngi leen di nuyu. am na keneen ku nekkaat ci ligne mais kii dañ koy jàpp rek ñu wéyal waxtaan bi allo. asalaamaaleykum. waa si lañ bokk waaleykum salaam. soxna si maa ngi lay ziare. ñu ngi delloo ziar. di la yóbbante nuyoo Malick Thiandoum. waaw dina ko dégg. parce que man ci sport bi dinaa ci kii ak wax sa xalaat yi demee noonu ci sport bi. dëgg la léegi damay rappeler ma ngir yàlla man Serigne Lo laa tudd. Serigne Lo. waaw maa ngi dëkk Waagu Ñaay. mais fi ñu toll nii maa ngi leen di wooyee Parcelles Assainies dama fi nekk benn tudd. d'accord. waaw maa ngi suivre seen kii bi bon transport démb laa ko fajar laa ko ci fajar maa ngi ko doon suivre am na benn kii bu ngeen doon def bu ngeen doon rediffuser. ay vers 3h 4h du matin. dëgg la. waaw léegi rappelez-moi sa kii bi sa parce que damaa war a juum sa invité bi du Alassane Ndoye la. Pape Seck. Pape Seck. moom maa lay saare ne ko maa ngi koy saare ne ko nag bu ma santoon Guèye dinaa ko summi. mu ngi lay yow mi nekk ci ngénte bi est-ce que yow la ñuy summi. daa mel ne nekk laax ba pare. non man damaa woor. da nga woor. man waa Ndaam laa. d'accord donc ça va bien. Pape Seck maa ngi rafetlu. waaw jërëjëf. kii bi di laaj benn question d'abord da nga yore auto école. non man yoruma auto école de. waaw dafa am loo xam te lu ma dégg nga wax ko. loolu moom motivé sama intervention. parce que loolu man laa wax de auto école bi ma jàngee. am na du ma rek maa fa jàng ñi fa jaar ñëpp. ba ci actuellement ñi nga xam ne nii maa ngi ñoom ñoo bokk service ñu fay jàngee ñu leen fa envoyé. kii man BEDAS laa jàngi en 98. Mané boobu ak ñoom Soumaré ak Adama Ndoye léegi Adama Ndoye moom moo fi des Soumaré defe naa mi ngi côté kii Adama Ndoye mi ngi sànne. Soumaré mi ngi sama xarit la mi ngi. mais kii bi ngay wax code de la route bi. ñun lépp lañ jàng. parce que man bi may passé code de la route maa ngi tombé ci toog ñu fële ci cimetière Yaraax yi nekk booru mobile. saa boobu foofu la ñu defee code. maa ngi tombé conduite dans des circonstances difficiles. man moom laa passé donc ñun on a fait tout le tour du code. bon bu fekkee ne am na auto école yoo xam ay signalisation la ñuy kii ak affaire yooyu ba affaire yooyu ba kii en 98. ñun déjà ñu ngi doon na ngeen kii di leen di réactualiser seen kii di kii parce que code de la route bi waaj a changé parce que ñu ngi waaj a changé sens giratoire yeeg affaire yooyu ñu ngi koy waaj a kii am na en France mais commencé guñ fa mais code de la route bees bi moom la ñuy war a appliquer. donc contribution boobu laa doon wax mais parce que am na ñoo xam te ni ñoom Adama Ndoye ba léegi mi ngi dëkk sànneen maa ngi koy yónnee ay collègues mu leen di former. nii am na koo xam te ni ku ma ko yónnee mi ngi koy former. vraiment moom macha allah moom formation mën naa attesté ne wóor na parce que yow man mën naa la su fekkee ne kii mën nañ la jox sama kii nga invité ma testé ma ba xam li may wax dëgg la wala lu may wax du dëgg parce que bi may kii boobu commencé gu ma liggéey kii astafurlah commencé naa liggéey te décembre bi laay décroché à 60 ans donc te maa ngi am permis 98. d'accord
waaw donc dama lay wax ne la BEDAS woon ñu ngi nekkoon centenaire ku nekk Mané benn immigré projet réinsertion lañ ko kii woon auto école yooyu après fii ci BEDAS mais léegi Adama Ndoye moom dafa am auto école boppam. ñoom waaw donc loolu laa doon contribuer di rafetlu nag il faut que ma dugg ci surtout rajo soxna si. pour xool seen ma ne il faut ma dugg ci grille seen grille émission yi. parce que ay émission yu important yu intéressant ngeen di def. léegi nag naa leen bàyyi parce que bëgguma accaparer ligne bi. bàyyi ñeneen ñi ñu def seen contribution Pape aussi parce que mi ngi joxe ay cours. man maa ngi koy suivre mi ngi expliquer. parce que man lu ma soxla ay texte waaw man lu ma soxla ay texte te joxe na benn ay référence texte maa ngi koy noté après dinaa gëstu pour am référence texte yi. jërëjëf. merci beaucoup Serigne Lo moom mi dëkk Waagu Ñaay mais duñu woowee foofu ci Parcelles. joxe na témoignage bu am solo concernant auto école yi ci jàngale bi donc du ñëpp bu ñuy wax am na ñoo xamante ne ils sont irréprochables si seen njàngale. ñu ngi jàngale lépp lu war. mais aussi am na taximan bu dugg def témoignage bu am solo concernant action yi ngeen di def. waaw moom nee na da ngeen ko jàngalaat code dafay jàng lu bëri ci yéen. donc di ko jàngalewaat ba créé waat na ay groupe WhatsApp. yi nga xam ne xam-xam bi mu ngeen ko jox mu ngi koy joxaat yeneen chauffeur mais dañuy waxu moyen nag yéen da ngeen am problème pour sensibiliser au maximum. yéen dama dégg ñu lay interpeller naan boo amoon plus de moyens. problème boobu da ngeen ko am. Fadilou prévention bi ma doon àggale ci point bi ma nekkoon nag mooy ci wàllu kii sensible ni mu war a mel. donc dafa am loolu dama ko dégg maître yu mu wax ko maa ngi koy jaajëf bu baax nag mais di ko moytuloo mooy génn def benn sortie na chauffeur yi dañ leen war a teg ay daan. xam nga nit ki saa boo ko waxee wax boo xam ne da koy teg fin na ak coono. donc dootoo nekk ci xolam te nit ki boo nekkatul ci xolam dootul la déglu te bu la dégluwul nag la nga koy wax dootul am njariñ. prévention ni lu moo seen problème yi dem ci rajo xaj chauffeur yi dañ leen a war a def ay dande yooyu baaxul. nañ bàyyi ba jàkkaarloo ñoom li ñuy waxante ñu ko waxante ñoom te bañ di dem ci rajo yi di sàkku ay daan ak ay métital di teg ci chauffeur parce que chauffeur itam am na condition de vie yu métti yu ñuy dund ak ay conditions de travail yoo xam ne xëy na itam bokk na ci liy indi li nga xam mooy accident yi. te loolu yaakaar naa ne ponk la ñu bëri laalaguñ ko boo xoolee chauffeur af yi fii xoolal 4 heures du matin ngay xëy wàcc 21 heures 22 heures dem sa kër 23 heures amuloo contrat amuloo IPM amuloo dara loo xam ne mën nga ci teg sa baaram ne lii kat bu ma retraité dinaa ci mën a yor sama njaboot amul benn chauffeur boo xam ne di nga jàpp sa doom di ko yóbbu ci école bu baax pourtant ñun suñu doom dañoo war a jàng ci école yu baax dañ leen war a dundal dañ leen war a dëkkal dañ leen war a habiller habillement yu baax mais mënuñu ko am ndax dañ ñu ñàkkal fayda boobu ñàkkal chauffeur si nag ba mënuluñ seen bopp dara bokk na ki li leen teg ay coono ak fitna ba ñuy demee noo xam ne du seen sago loolu lépp dañ ko war a bàyyi xel. li nga xam ne ci wàllu lii man yàlla moo dogal lii ma bëgg ko sama xol yàlla itam mooy sàkk nit ki daal koy am fu mu ko jëmale mais li ma ciy jànkoonte ay coono ak i naqar du ma ko sax wax parce que Sénégal dafa doy waar te boo toogee ci rajo wax. dañuy mel da ngay bëgg ndimbal wala da ngay loolu moom Ousmane nañ ko teg ne le man la yàlla bëgg loolu li nga xam ne nii mooy prévention routière man la ko yàlla teg bi mu ma ko tegee itam dafa ma dimbali yombalal ma am xam-xam bu ma waxee nit ñi kon di toog ci rajo bi vraiment di wax li may dund ak li may dajeeg yooyu moom nañ ko bàyyi ne Ousmane nañ wax rek ci li nga xam ne mooy solution yi ak li nga xam ne dina indi maanaam li nga xam ne mooy tax accident yi mën a saafaro mais coono moom fu mu yem weesu na parce que ren rek fi ñu toll nii ci événement bi ñu war a def ci màggal ren mooy suñu 10e édition amul kenn koo xam ne mus na yëkkati benn dërëm moom jox ma bu weesoo meex bu Touba ak Cheikh Omar Gueye ma koy sant di ko gërëm directeur de transport des fois ma dem bureau tam mu yëkkati dara jox ma yàlla suturaal na ma nag lépp lu ma bëgg def donte damay day nekk 500000 600000 jëm kaw yàlla dina ma suturaal ma mën koo def. d'accord engagement bi am na solo Ibrahima Ndongo engagement bi ak initiative citoyenne bu mel ni bu Pape Seck bi nag day am ay répercussions yu positives ci prévention routière sensibiliser nit ñi ci wàllum tali bi. waaw dina ci am bien sûr dina ci am effet dina ci impacté ndax ni mu ko waxee noonu la c'est-à-dire que prévention routière ku nekk ak na nga ciy duggee ak ni nga ciy bokkee ni ñu koy defee ci biir prévention mooy dañuy moytu. mooy formation la avant da nga pour nit ki mën a am gëdd bi war pour mën a nekk circulation. ni ko ki nga xamante ne mooy jàngale ci école bi muy ministère de l'éducation nationale daf ci am
liggéeyam collectivité locale yi dañ ci am seen liggéey ministère de la santé ci moom daf ci am liggéey c'est transversal ñëpp ci war a liggéey mais moom ni mu ko waxee man dama rafetlu ni mu ko def parce que moom comme dafay def direct au but moo ni day jóg directement dem ci yi nga xamante ne mooy acteurs yi nga xamante ne ñooy principaux yi nga xamante ne ñooy conducteurs yi nekk ci oto bi da nga xamante sont les premiers responsables en cas d'accident ñooñu lay dem di wax ak ñoom man dina may woo très souvent wax dëgg yàlla li ma cas bi loo ci xalaat man ko lii ak lii ak lii mënuma jërëjëf ma du ma fay mais xam naa moom tam ni ko fay mais li nga xamante ne moo am solo moo ni action yow ñu def lu am solo la te it nag li mu wax dégg bu ndox tuuroo dañuy rootiwaat man dama ko ci dolliwaat la neen ndax da nga dañuy waxtaan rootiwaat baax na wante bala ngaa rootiwaat na nga xam ni tuuroon ndox mi nga moytu loola ndax bu lu loolu di nga rootiwaat ñëwaat la tuuroon di nga rooti ba sonn donc nag nañ moytu loolu barakallah d'accord am na solo léegi nag Pape Seck accident yu bëri na torop bu ñuy ibbi émission bi rappelé nañ cas yi am ci semaine bi léegi semaine du jot ci duñu compter accident yu am dem waxatuñu ay blessé ay mort la ñuy wax lan nga yaakaar ni mooy solution bi yow nga xam ne yaa ngi ci terrain bi def nga lépp ci transport yaa ngi ma doon wax nii nga raxas nga lang nga dawal nga ba tey yaa ngi ci yëngu ci wàllum prévention pour yow lan mooy solution bi nga xam ne buñ ko jëlee affaire yi waxuma mu jeex mais mu wàññeeku au moins jërëjëf Sama muy lu ma sawar ndax dëgg la am nañ ministre boobu mi ngi góorgóorlu ak directeur mais dafa doyul parce que man gis naa ne bi accident yi amee demee ni mu demee lu njëkk waroon nañu def ay spot yéen chaque journal war nañoo dugal lenn lu ñuy rappeler conducteurs yi ak ñi nga xam ne ñooy piétons yi bala ngeen dawalati dina ngeen takk seen ceinture de sécurité de leen wàññi seen vitesse maanaam lépp li nga xam ne dañ koo gis mu nekk cause ci accident yi ay rappel ñu koy rappeler ñu fay rajo bi mais cause accident yooyu noonu d'habitude duñu ko xam à chaque fois Ibrahima Ndongo daf koy wax accident yi duñu pousser dem ba wax ñu carrément lii moo ko waral dañ naan accident am na nombre de blessés nombre de morts mais ñu càmbar def enquête xam ni lii moo sababam accident ñun ñoo ngi koy def yéen da ngeen koy def fadilu prévention poste Thiaroye bi accident bi amee même bi mujj am damay jël boobu sax bi mujj am ci Oussouye bi ma gisee photo ak yooyu automatiquement dama di benn audio wax leen ne ma jàngat naa ci ñaari yëf chauffeur boo xam ne nii nekkul woon ci leen doon dawal parce que chauffeur yu bari dañoo fàtte ne absence su benn seconde mën a indi accident bu doyaat ndax par exemple boo dee daw 100 kilomètres à l'heure ñu ne la pour nga calculer sa distance parcourue par seconde da ngay def 10 nga multiplier ko 3 fois lu mu lay jox 30 mais 30 mètres yooyu mooy une seconde temps de réaction de freinage fekkee chauffeur bi sonnul mànduwul gëmmentuwul kon une seconde boobu chauffeur bi xelam di génn ci li muy def mën naa jur accident man la ñaareel bi mooy nelaw te man nelaw laa jàpp ndax moom dafa wàcc fi mu nekkoon fekki chauffeur bi te bi ma gëstoo tam chauffeur ba ci boppam ak apprenti nee nañu ñoom gisuñu woon cette place bi kon mu gën a dëggal ne da doon nelaw booy xool tamit bi mbëkkee cette place bi yóbbu na ko 300 mètres tooli faro yëpp da booy xool daf ko buub yëpp yóbbaale te boo xoolee ci pneu droite camion bi mi ngi suuf gauche bi mi ngi ci kaw cette place pneu droite bi daf lay won ne la mi ngi doon tourner pont bi mi ngi doon tourner ba tey camion kon chauffeur bi il n'a rien fait deful dara dafa yeewoo ci dana tëll rek mu yeewoo ci nelaw tiit te nit ki bu affolee amatul dara lu muy def moo ko taxaw na le di seetaan moom ñooñu oto bi moo tax mu yóbbu oto bi 300 mètres yooyu nag dafa jar di jàngat même bu dee ci accident bi nga xam ne moo am ci pont Poste Thiaroye bi ba accident bi fa njëkk a am laa leen ko waxoon piétons yi dañuy traverser sur la chaussée bàyyi passerelle bi nañ fa def barrière de culture mu jeex beneen bi arrêt bi dafa fekk ci pont bi nañ pousse arrêt bi pont bi nañ ko liggéeyee baaxul responsabilité kan la entreprise ba pont bi moom baaxul ginnaaw nag baaxul kon li Ibrahima li sama tonton wax rootuwaat bi mooy nañu tere camion yi ñu jaar ci suuf waaye tamit nañ fexe dam bu ñuy liggéeyee ci pont mais pont boobu bu mu mel noonu arrêt bi tamit nañ ko pousse léegi booy xool piétons yi ba tey ñu ngi traversé sur la chaussée kon cause bi ma nga fa ba tey arrêt bi ma nga fa camions yi kenn interdit leen jaar ci kaw d'accord def na jàngat na accident bi mujjee am nu mu cause yi mu yaakaar ni moo ko def nag loolu c'est suffisant waa xam nga lenn la ci ndax dama bëgg ñu xam ni benn accident boo mën di gis amul benn wala ñaar wala ñett wala ñeenti cause ëpp na lu ko ëpp fuuf te boo ci dindee benn rek accident ba du am du fekkente lu mu doon daw bariwul kon accident bi du demee noonu du fekkonte ni da nga
réagir na avant mais bi ma gisee déclaration conducteur bi li ñu wax ni moom la def ni gisu ko gisul oto bi mais ku gisul nooy dawee. parce que dawal oto ak àggaguñ ci Google Drive quand même nga xamante ni da ngay kii léegi ci fi ñu toll nii ma dañu ni sa allure ak sa dawalum oto mi nga dépendre ci li ngay gis. dégg nga te oto yooyu bu passé mi ngi ko doon wax léegi mais am na article bu fu mu tëbati encore moo di ni fu mu àggul moo di ni oto yi am plus de 22 tonnes amuñu droit daw plus de 50 km/h. kooku c'est le code et puis en rase campagne waxuñ ci biir dëkk bi. kooku sama c'est un autre problème xam nga fi nekk ni li problème bi mooy ni oto yi dañoo amul chronotachygraphe. dégg nga oto yi amuñu GPS pour ñu mën di contrôler chauffeur bi ba doon nañu wax laaj kan la mujj a téléphoné fan la mujj a fanaan fan la daan dëkk di fanaan est-ce que mi nga dëkk ak njabootam sur le plan social est-ce que nekk na ku ñu embauché est-ce que am na ko am retraite mais tout un tas de problèmes yoo xamante ni ñu bëree la yu ma ndax suba teel la accidenté mais c'est pas possible. ku nelaw suba ku nelaw ci guddi gi nelaw yu doy wax dëgg yàlla heure boobu waruloo nelaw mais du fekkente ne nag dina xóotal enquête ba xóotal enquête bi mooy laaj ko mais est-ce que melul ni benn waay bu muy bañ a tudd dafa est-ce que fanaanul ci baar est-ce que fanaanul ci kër xaritam bu jigéen est-ce que ci guddi gi dégg nga fa mu tëdd amul ay yoo ba tax mënul nelaw et tout ça mais yooyu dafay am kan la mujj a téléphonenteel yooyu yëpp bu ñu ko calculé woon dinañ gis exactement li ko waral est-ce que bi muy accident sax est-ce que nekkuloon di téléphoné tout ça est possible donc li nga xamante nag dafa am moo di ni accident dafa am ñaar lu koy indi mooy ni accident day am te du ñàkk day am tous les jours mais accident bu grave moom dafa am loo xamante ni moo koy jur oto yi nga xamante ni dañuy def interurbain te dégg nga interurbain dañoo bañ passager bu taxaw dégg nga dafa oto yi dañoo wax ni état bi li mu wax ni cette place daf koy dindi dans 3 mois dama ni li mu waroon wax mooy oto bu amul ceinture de sécurité doo ngay dootul def transport en commun interurbain ndax ñàkk ceinture boobu moo tax accident yi di grave ndax nit ci ba oto yi mbëkkante oto boo ci duggee muy daw 90 à l'heure yow yaa ngi daw 90 à l'heure mais figure-toi nit ko daw à 90 à l'heure mbëkk ab mur mais day tasaaroo am na solo donc am na solo comportement yi tamit il faut que ñu koy déplorer parce que seen comportement yi des fois du lu ñuy rafetlu conducteurs yi dañuy am yenn comportement yoo xam ne ça laisse à désirer mais loolu aussi war ngeen ci taxaw bu baax Pape Seck waaw loolu comportement yi parce que tamit il faut que ñu xoolaat jikko yi tuuti ci kaw tali bi léegi nag dama lay jox rek nga joxe sa kàddu bu mujj parce que waxtu bi dab na xam naa kon dama ci mottali li ma bëggoon wax parce que tey jàpp naa ne bi loolu amee sport yi ginnaaw loolu tam gouvernement bi jàpp war na lancer benn campagne au niveau national collaborer ak regroupement national bi nga xam président Eric moo ko jiite regroupement yëpp def li nga xam ne mooy activité ci sa wàllu sensibilisation loolu tam bokk na ci li nga xam ne doon na ci nekk comme saafara sensibiliser ñëpp def ay spot muy jàll ci rajo yi ba pare tamit dañoo war a dugal seen loxo ci émission yi xaw ma am na nag wala amul yéen mu gën a xam mais compagnie assurance yi war nañu dugal seen loxo ci émission yi ku mel ni suñu tonton bi de Ibrahima Ndongo nee na retraité na de ci âge waaye ci xel ak xam-xam ak pas-pas retraité wugul kon ñun ñoo ko soxla ñun conducteurs yi na ko président jël teg ko fi mu ko war a teg ndax li mu yor soxla nañ ko te ci ruq la nekk. dañ ko war a nag génn teg ci penc bi kon li ci des daal mooy. nañuy déglu transport rek dina baax. merci beaucoup Pape Seck ci invitation bi nga wuyu jóge ba Touba ñëw fii ci iRadio jërë ngeen jëf yéen ñu ñuy seetaan également ci ITV canal 15 bu TNT di leen jox rendez-vous semaine prochaine ci beneen numéro iTransport yoonu jàmm yéen ñuy déglu 90.3 iRadio également mën ngeen desandi suñu programme Assane Top mu ngi ñëw léegi tënkal leen xibaar yi jërë ngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.